ay jërë ngeen jëf coronavirus bi xamul buur saay na xamul buur dee na ndax buuru boppam la Le Quotidien ñu virus bi mi ngi jafandu fa mu jafandu mooy fa mu ngoy di taañaañal di wéy juróom benni bakkan la tëral ci réew mi ci bëccëgu démb gi mu fekke ña faatu woon ñi nga xam ne mbas mi leen faatu muy fukki doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi ci diirub ñaari fan yemu ca ndax su naan Le Quotidien mi ngi ñuy xibaar ci xëta mu njëkk ne feebar bi dugg na ci l'école yi am na benn élève bu jigéen bu corona ci lycée Chérif Samsidine Aïdara ba ca Vélingara source waa nañu xeex gi ñuy xeex Covid 19 bi ci Sénégal bari nay les soxulu ci am ne kilifa yi nga xam ne fu nekk ñoo ngi fay bàkkoo ak di wax yéene ju ñu am ngir xeex mbas mi ci jamono joojee ñuy wax waxi deuxième vague terewul nguur gi mi ngi toog di seetaan askan wi di amal ay xew ak i xew-xew di tànt fu ne di daje fu nekk ay ngénte ay ciit ak i dëj fu nekk lañ leen di lànge ci réew mi léegi ci week-end bi ñu génn rek yéenekaay bi nee nañu ci cité Konachab ca boori camp pénal gis nañu fa cérémonie familiale mbooloo mu bari teewoon fa keroog samedi sabar gu rëy la ñu amaloon ci cité pénitence ga ca Kër Massar mbooloo mu bari ñoo fa daje woon ca kees rek source waa nee nañu am na fa benn foire boo xam ne ña nga ko wote ca quartier Sofraco fa janoo ak stade Lat Dior nit ñi di fa dem di dugg ak a génn te amul kenn ci ñoom koo xam ne yaa ngay fonk geste barrière na mu waree l'observateur nañu dansé bi nag mooy ni askanu Sénégal bëgg a jëlee coronavirus bi def ko dëkkandoo bëgg koo miinal seen bopp dem sax bay sàggane geste barrière yi ñu bari ci askan wi léegi ci ay geste arrière la ñuy dox ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mel ne kuy dànkaafu nit ñi mi ngi wax ci xët mu njëkk l'observateur ne deuxième vague gi ñu nekk moo gën a tar bi fi njëkkoon a jaar Walf Quotidien nañu ñi yëngu ci wàllu njàng meeg njàngale mi nañu xam ne caaxaan faaxe virus bi mi ngi ci biir système bi maanaam corona bàjjo bi mi ngi ci biir l'école yi cas coronavirus bi ñu njëkk a dégg ci l'école yi yéenekaay bi nee nañu ca Vélingara la ñu ko déggee moo tax it yëf yi dafa bloqué njàng ma ca l'école ba yëfee am Vox Populi nañu li ñu dégg démb ci deuxième vague ci coronavirus bi doy na waar daanaka ab record la juróom-benn nit yu faatu ci 24 heures fukki nit ak ñeent yu faatu ci ñetti fan source waa nañu ci hôpital Magatte Lô ba ca Linguère lu yéeme te doy waar moo fa am ne fajkat ya fa nekk di personnel santé ba amuñu masque docteur Raoul sans masque Didier Raoul moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national professeur Didier Raoul nee na réewum Sénégal mën naa fier ci boppam mu ne te feebar bi juróogu fi lu jar di jaxasoo nee na moom professeur Didier Raoul bu doonoon conseiller bu ministre de la santé du ko jariñ lu raw li ko professeur Souleymane Mboup ak docteur Cheikh Nadi jariñ wax ak Soleil national ci waxtaan wi ñu séq ba wax leen souvenir yi nga xam ne moom la am ci réewum Sénégal moom tubaab beneen di doomu Belgique bu jigéen bi ñu faatoon ba suul ko ci àllub Dakar mbay ba Les Échos nee nañu waa ji mu doon sëyal nangu na ne moo ko faat nee na moo faat tubaab bi yéenekaay bi nañu lu aju ci moomile mbir ba mu ko waxee ba pare lim ci tegal gaañi mooy bi mu ko faatee da koo jël ak yërëm dem suul ko noone ci àll ba journal bi wax ñu ne moom waa ji tubaab bi mu doon sëyal mage na ko ñaar fukket ak juróom libération nañu waa ji ñeent fukket ak juróom-ñaar la am jabaru tubaab bi di doomu Belge tuddoon José Thielmas amoon juróom-ñaar fukket ak ñaar maanaam 72 ans moom waa ji wax na ca kanamu enquêteurs yu section recherche yi ne moo ki mbëkkal tubaab bi ci miir bi waaye tayu ko libération nañu waxam jooje nag wuute na lool ak li enquête bi wane l'observateur nañu enquête ba moo wane ne waa ji dafa bàyyi ba ci jamonoy màggalu Tuuba dëkk bi wéet ci la jëlee ndaw si profito dem suuli ko ci àllub Dakar mbay ba ca kees des ci l'observateur des kees ba léegi ca ngajaga ga ca noota guy jama di fa teenu gaz ba tàkke woon yéenekaay bi di l'observateur fa la xëy la Sénégal mel ne ku naan ko bala ngay sori nañu xam ne teenu gaz ba tàkkoon ba léegi fayagul xel ya dalagul fit ya toogagul donte ministre environnement di Abdou Karim Sall demoon na fa doon dalal seenum xel journal Le Quotidien dëggal xibaar bi ci xët mu njëkk journal La Tribune xibaar bu yéeme ñetti xale yu góor yi ñu enlevé woon ca Casamance ñu leen doon wëre fu nekk di leen wëre nu nekk yéenekaay bi nee nañu ñett lañu l'armée bu Sénégal gis na ñaar ña waaye ba ñu leen di gis dañoo fekk ñu faatu ñoom ñaari jeunes yooyee ñu boom La Tribune nee nañu yëf ya moo yëngal Casamance jamono jile Modou Diagne Fada ak mbootaayu baykat yi fare bassin arachidier Sénégal nanu àndule ak moom ak këram gi di Sonacos ci yéene bi jëm ci jënde kilo gerte gi ci ñoom juróom fukki dërëm yu tegal juróom-ñaar ñoom ñëpp ànd maase lankal ko lu ni mel taxawal nañ ci kuréel ngir xeex gi ñu ne lank nanu ci jéegu bu njëkk bi nu teg lank nanoo jaay seen gerte ñu ne Sonacos wàllu xibaar bokk na ci xalaat bi jëm ci am yaakaar wàññite am ci njëgu mburu mi dàquñu xalaat bi ñoom ñi yëngu ci wàllu boulangerie ak ñu ne yoonal gu bees gi nguur gu Sénégal dugal ci wàllu boulangerie dinañ ci ànd ak ñoom ci ndaje ak ministère bi ñu dénk jënd ak njaay ca Sédhiou tàggat yaram wala bokk wérgu yaram ngeen baal ma wàllu santé Covid 19 virus bi ak i tey lorangeem ci fu mel ni Richard Toll faat na fa fukk ci ay doomu adama juróom fukk ñu ko amee ci yooyu jamono it Louga naka noonu juróom-ñaar ñu ca faatu juróom fukk ak juróom-benn amee jàngoro ji bawul it waa Koumpentoum bu njëkk ñu am kuy ñàkk bakkanam ci jàngoro coronavirus waral préfet diwaan ga yëglu préfet département ba ne bu sañoon askan wi respecté li nga xamante ni mooy fàggandiku gi ci wàllu matuwaay ñu duppee geste barrière ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane
ñu dem ba Koumpentoum ni nu ko waxee ak njaaxle rawatina kilifay diwaan ga ndax bu njëkk bakkan di rot foofee ndax jàngoro coronavirus moo waral préfet département ba yëglu Amady Mbeng bu sañoon askan wa daal di jikkoo li nga xamante ni mooy geste barrière yi raxasumi masque geeg sorianto gi Moussa Oumar Gueye. ci Koumpentoum préfet bi di Hamady Mbeng ginnaaw bi ñu gisee am na koo xam ne ku fa faatu fekk nag feebaru mbas mi moo ko faat tax na fi mu ne nii nag mu daal di feddali woote bi nga xam ne daan na ko def ngir nag askan wi gën a xippi seen ay gët wattandiku lépp lu jëm ci wàllu feebaru mbas mi Hamady Mbeng mooy préfet bu Koumpentoum. Koumpentoum résisté nañ pendant 9 mois 15 jours feebar bi amu fi waaye démb ñëpp dégg nañ si rajo yi ni Koumpentoum feebar bi dugg na fa ba pare mu nekk cas communautaire. cas communautaire nag foo ko déggee rek xëj na boog am na ñeneen ñu kooku dajal ba jox leen ko te xamaguñ ko loolu nag moo ñu teree nelaw depuis 3 jours ñi ngi si nag identifier nañ contact yépp te ñu ngi def suñu kem kattan ba lu si war a am si prélèvement koo xam ne suspecté nañ la ñu def ko lu tax ma indi wax bi dama bëgg rek nit ñi gën a fagar. kii nag ci tukkib nemmeeku bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ci Tambacounda président au parti pour la rupture et du changement caabi bi muy Thierno Bokar Kane daal dina nag yëkkati lim bu takku ci wàllum masque ak ay gel daal di koy jébal comité bi xeex lépp lu jëm ci wàllum mbas mi. d'amener des milliers de masques et des centaines de gel en tant que citoyen indi ay ndimbal ci école yi ci région bi pour que wane ne ñun war nañ mën a apporter dara ci réew mi. département bu Koumpentoum kii nekk chargé de mission ci ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum njaboot gi di Yaama Top di feddali woote bi muy amal jëmale ko ci jigéen ñi nañu ruggi seeni jaaj ñoom itam daal di bokk ci xeex bi ngir wattandiku lépp lu jëm ci wàllum mbas mi Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa jërëjëf diwaanu Louga benn fan ci weeru novembre li nga xamante ni moom la ñu kon enregistré benn fan ci weeru novembre ak léegi mooy fukk ak juróom-benn ñu amee jàngoro ji juróom-ñaar ñu ca faatu loolu kon di xayma waa kër docteur moo waral kilifa yi sàkku ci askan wa ak wàccoog li nga xamante ni mooy moytu geeg fagaru gi dañu ciy déglu fa Louga toll ak kii di docteur Cheikh Sadbou Senghor mooy médecin chef diwaan ga ñu teewlu koog Abraham Paul Pouy. li ñu demee ko mooy ci mois de novembre ci ñaari weer yi mois de novembre ak mois de décembre li ñu demee ko mooy que ni am nañu 56 nouveaux cas entre novembre et décembre ci novembre bi kat dañoo gis ni que ni juróom-ñetti cas rek la ñu am c'est vrai que boo xoolee juróom-ñetti cas c'est benn cas chaque ñeenti fan ñu ne lii de ñu commencé nag di ci wax di ci organiser ay activités bu ñu jàllee ci mois de décembre bi kat dañoo gis ni que ni mois de décembre bi jeexagul de waaye am na ñeent fukk ak juróom-ñetti cas ci mois de décembre te li gën a doywaat kat mooy ci semaine bu mujjee bi am nañ fanweer ak ñaar yi nga xam ne ci benn semaine lañ ko am donc ñu ne kat jot na véritablement pour que population bi dellusiwaat ci habitude yi nga xam ne jotoon nañ ko perte parce que vaccin ñëwagul li nga xam ne mooy médicaments yi aussi ñi ñu koy jox mooy ñi nga xam ne ñu ngi seetee sonn donc ñooñu lañ koy jagleel donc lenn rek moo ñu mën a protéger ci feebar bi mooy lan mooy ñu dellusiwaat ci lii nga xam ne kat moom moo ñu ci jàppale woon depuis bi mbas mi commencé ba léegi donc am na ñu ci ñàkk seen bakkan am na ci ñi nga xam ne kat ay urgence leen hospitalisé woon bi ñu demee toppatoo leen parce que bi ñu ñëwee amuñu benn signe bi nga xam ne mën nañu jàpp ne que ni en tout cas Covid-19 mais bi ñu leen traité ba ñu ñàkk seen bakkan def nañu ay test ci ñoom donc juróom-ñaari nit ñoo jot a ñàkk seen bakkan. ñu jàll wutali Richard Toll foofu fukki nit ñàkk nañ fa seen bakkan juróom fukk amee jàngoro ji muy tolluwaay loo xamante ni gu ëlëm askan wala ak waa mouvement rawatina na fi yam ñi taxaw ngir rek amal taxawaay gu am solo ci l'école yi yóbbu nañ fa lu ci mel ni 4 junni ci masque téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci lu jëm ci wàllu gel hydroalcoolique ak 2 fukki poli mbalit ak yeneen leerali Mamadou Diagne. gannaaw ay weer yu mu tekkaar le mouvement na fi yam daal nay wàccaat ci terrain bi ngir jàmmarloog ñaareelu vague bu contamination bu Covid-19 bi mu nekk mbas moo xam ne mi ngi tàmbali jaaba jongi fii si biir Richard Toll lii tax ba mouvement bi daal di ñëw ngir dimbali école yi nga xam ne ñoo nekk si biir commune bu Richard Toll mu nekk école yoo xam ne dañu néew doole loolu ngir jàmmarloog mbas mi lee lii tax ba mouvement bi daal di leen jox si lu toll 4 junni masque ak téeméer rek fukk ak juróom-ñaari litre alcool la Louis Lamotte moo jiite mouvement na fi yam feebar bi kenn xamul fu muy xëyee kenn xamul fu muy fanaan mën na nekk kër ku ne présentement feebar baa ngi fii li ngi fi ci anam boo xam ne yàlla rek a xam parce que dañu ne 2e vague am na élèves yi école dina wàcc dina gis masque yëpp a ngi fi ba pare ñu dajaloo xëy na maîtres yi ak directeurs yi mënuñu leen dara suñu nekkee ci biir waaye je pense que aussi sensibiliser leen ne leen masque bi du pour classe bi rek waaye ba ngay egg seen kër
masque bi dafa war a des sa kanam. ngir mbas mi daal di jóge fii si biir Richard Toll ki jiite mouvement Nafiyam di Louis Lamotte mi ngi sàkku si askan wi ku nekk dugal si loxoom. Nafiyam pare nañu pour dérouler waat beneen plan d'action boo xam ne wax dëgg yàlla du ñu bàyyi dara y compris les mosquées y compris les gares routières dinañ bind autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk loolu suñ ci amee ndigal dinañ ko def suñ si amulee ndigal nag war a xam lu tax amuñu si ndigal donc fula ak fayda parce que duñu ci bañ dara ba musiba du fi am. mouvement bi lii daal dinay profité si cérémonie bi ngir daal di gën a dooleel école primaire yi féete fii si biir commune bu Richard Toll ak lu toll si junni kaye ak ñaar fukki poubelle. Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média. jërëjëf Mamadou ñu waxtaanee wàllu mburu meeg njëg li ak xalaatu am bis ñu wàññi ko fii ci mim réew ñi nga xamante ñooy boulanger yi ca Sédhiou dàq ñu lu ni mel ñoom ci ndaje seen biir ngir xayma loi bu bees bi tukkee ci décret ñeel li nga xamante ni mooy kon wàllu secteur boulangerie ci la ñu daal di fësal xalaat bu ni mel leeral li Max Euclide Compagnie. wàññi njëgu mburu bi doonu lu ñu mën a dakkal suñu appliqué décret bu war a yeesal secteur boulangerie bi suñu sukkandikoo ci kaddu ku jiite boulanger Sénégal Modou Gueye di xamal sax ni réglementation boobu day gën a tax climat social bi ci boobay secteur gën a am dal. am nañu yaakaar ni buñ ko jaaralee ci yoon grève duñ ko gaaw a déggati parce que boulanger bi dina ci gis boppam bu ci gisee boppam dina maanaam wàññi ay charge am ci production bi concurrence déloyale bi dina wàññeeku distribution bi coût yi dina wàññeeku prix bu baax boobu nag ñuy revoir périodiquement la bu ci autorité yi jàppee réglementation bi dem yokkute du am. waaye ngir mun a jëfee loolu faaw nguur bi taxaw si temb ngir amal yeesal secteur boulangerie boobee loolu di ay kaddu Amadou Gaye jiite fédération nationale boulanger yu Sénégal. ñun jàmm ak luy yokk secteur bi moo ñu tax ñor moo tax ñu ne dañu ñaan rek ñi yore pouvoir bi nañ jàppale boulanger yi jàppale askan bi pour que réew mi gën a mën a jëm kanam su loolu amul dañuy jàpp ni crise mburu dana xew Sénégal loo xam ni dana metti te loolu la ñuy bañ a mu am. commissaire enquête économique nga xam ne moo teewal ministère commerce ak PME gannaaw bu muy dalal xel acteurs yu yëngu ci boulangerie xamal na ni réglementation boobee dafay aar kii di consommateur bi Serigne Diaw. boulanger dafa war a évoluer jóge ci fa mu nekkoon démb dem feneen def yeneen jéego te pour mu def jéego yooyu il faut ñu assainir ko parce que heure bii fi ñu toll nii nit ñi war nañ di lekk mburu mu set te sell. boobay décret 2019-22-77 jëm ci yeesalaat secteur boulangerie bi tax na ba ñu amal séance information ak sensibilisation acteurs locaux yi nga xamante ne dañuy yëngu ci boobay secteur Max Euclide Compagnie ci Sédhiou ngir RFM. lu jëm ci defaram mburu gi Max gouverneur bu diwaan ga adjoint gouverneur bu Sédhiou daal dina fàttali ñoom boulanger yi leen war ci ak sellal ñeel defaru mburu mi di tapalapa rawatina jamonoy coronavirus gi mu ne gouverneur Modou Gueye ñu teewlu ko ak Max Euclide Compagnie. décret bi nga xam jël nañ ko nu ko war a mën a mettre en œuvre ba du jafe situation boobu leen profité convoquer les acteurs les professionnels de la boulangerie mais également l'administration les chefs de service mais surtout la presse parce que dañoo ñëw pour sensibiliser quoi que yéen am ngeen ci un rôle important à jouer boobu ñu ngi leen ci xaar également pour que ngeen jouer ko pleinement su weesoo également occasion la pour rappeler que décret bi jël nañ ko depuis 2019 mooy le décret 2277 portant mi ngi saytu wàllu defar bi wàllu njaay mi mais surtout wàllu ni ñu koy séddalee je crois que yooyu yëpp dañ kaa war a respecter aujourd'hui pour ñu permettre que conditions yi ñuy defaree mburu mu nekk conditions yu baax et que contexte bi ñu nekk rek déjà war naa justifier loolu noonu donc je pense que aujourd'hui les règles d'hygiène les règles sanitaires dafa s'impose pour que loolu nekk une réalité mais également di ñaax les professionnels de la boulangerie que ku envisager ubbi benn boulangerie wala dara il faut nga respecter les préalables mooy autorisation yi nga war a am déclaration yi nga war a def et tout pour que autorité aussi mën a xam parce que comme li nga ko waxee sànq am na situation bu fi nekk mooy tàppalapay parfois da ngay gis rek xëy na ñu jaay mburu comme ça te du am benn préalable du am benn condition yi ñu respecté je crois que loolu ak décret bi dañu permettre ñu gën kaa mën a régler mais su fekkente ni mooy amuñoo décret bi duñu permettre ñu mën kaa régler parce que bu amee vide rek ça pose problème mais dès l'instant que c'est réglementé ça va nous permettre ensemble de se mobiliser pour que loolu noonu jóge fi. mu nekkoon Modou Gueye adjoint gouverneur bu Sédhiou ginnaaw mburu mi gerte gi ak ñi ci yëngu ci wàllu njaay mi ñoom nag di kuréel ak ñi nga xamante ni ñooy baykat yi diwaanu Saloum lankal nañu directeur général Sonacos Modou Diagne Fada njëkk li nga xamante ni moom la noppee jëndee kilo gerte bi maanaam juróom fukki dërëm ak juróom-ñaar lank nañu ca Kër Madiabel lañ ko xamle du ñu jaayee lu yées juróom benn fukki dërëm ñu ne Ibrahima Diamé.
ndaje ba ci Kër Madiabel amal nañ ko loolu nag ginnaaw déclaration kii di directeur général bu Sonacos di Modou Diagne Fada di xamle ne kon d'accord nañ prix 285 francs CFA bu nga xamante ne bés ni ki tey moom la ñuy jëndee kilo gerte loolu nag plateforme bu bees bi nga xamante ni moo ëmb béykatu Sénégal dàq nañ ko rejeté ko ñuy xamle ne nag du Modou Diagne Fada moom mooy fixer loi du marché du moom itam moom mooy wax lan la gerte di jar Tamsir Ndiaye Ndingiraay moom mooy yore kàddu mbootaay bi le ñun Modou Diagne Fada mi saariti PDS yooyu Macky Sall la dajale ñun duñ ñu liggéeyloo de moom mën na la liggéey ak ñoom waaye ñun duñ ñu liggéeyloo ñun gerte kenn du ñu wax lu mooy jar ñun dañ bëgg Modou Diagne Fada bu waxee kilo 1000 francs ñun duñ jaay 1000 francs ba ñun kenn du ñu wax ñiy jaay yamba ñooy wax seen prix yi ñun kenn du ñu wax lu ñoo jaayee gerte 300 xam ne baykat yu ko bëggut te duñ ko jaay dañ jaay 300 nangam nañ bay yii ñu dee wax nii dañ déglu sax waxi ngelaw yooyu muy wax ñun dégluwuñ ko ñun duñ jaay 300 yi baykat yu bëri nanguwuñ ko jaay sàkka yooyu muy wax noonu maire bay futu plateforme bi le kon di woo baykat yi ñu garder seen gerte te xamal nguur gi ne warul toog mukk di méngale Sonacos ak baykat yi bu ñu waxee naan Sonacos juróom-benn junne nit moo fay liggéey ñun baykat yi romb nañ 8 millions Sonacos emploi ya fa ne boo dajalee Kër Madiabel ak Njaago wàkk nguuna képp moo leen hëpp waxuma la nga dem Dingaraay jëm ba ngay demee bég Sangeel fu ne lu mot kon juróom-ñetti association lu mu néew daal nañ daje fii ci Kër Madiabel ci benn centre bu ñuy xollee gerte fekk fii ay liggéeykat yu nga xamante ni ànd nañ ak ñoom ñu tàmbali nag benn tournée ci biir monde rural bi ngir ñu ñaawlu campagne bi niñ koy doxalee Ibrahima Diame Kër Madiabel rajo Futurs Médias. Ibrahima jërëjëf ñu wéyal dem gi ci diwaani Sénégal gannaaw Sédhiou ak Kaolack ñu wutali ca Ndar GIE jàppale ndaw ñi ka ko fa taxawal maire diwaan ga la Mansour Faye jur na fa werante ci ñi gis ne politique de kaalal am ñu ne déet ñi nga xamante ñooy responsable structure ba danoo gis ne dara lalu ko lu may taxawaayu citoyen bu wér lu baax ci ndawi Ndar ñu dem faak Mouhamad Nabi Silla gannaaw ba ka maire bu dëkk bi xamle Mansour Faye GIE jàppale ndaw yi bëgg indi tontu ci yenn jafe-jafe yoo xam ni ndaw yi ñoo ngi koy dund ci biir réew mi Babacar Gaye di président bi ñaawlu yenn kàddu yu ñenn ñi yëkkati ci lu ni mel. du affaire u maire yi du affaire u parti politique démb ak tey am na ñaari nit yoo xam ni xëy na ñu ngi wax gauche droite naan mbir mi mbirum APR la wala mbirum parti politique la ñooñu yàq moo leen tax a jóg wax lu ñaaw moo leen tax jóg ñàkk ànd si initiative yu rafet moo leen tax a jóg xale yi ñuy jël seeni koppar mu néew mu bare pour bokk ci mbir mi. moom sax mu xamle ni initiative bi bokkul fenn ay doomi Ndar ñoo ko taxawal bëgg ko suqat ba mu jëriñ ndaw yi. mbëkk mi am na xayu bi itam état mënul matale lépp léegi nag am ay doomu Ndar yu góor yu jigéen jàppale itam état bi mais itam jox ndaw yi loo xamante ni dinañ ci mën teg seen loxo suturlu si ñoom ak seen i njaboot xaleelu département Ndar nañu defar ay projet yu baax yu wóor yu innovant ñëw ñu xool nan lañ koy saytu ñu dugg ci. tey jii financement yi war a door ci téeméeri million te itam sax bëgg nañ ko ful ba mbir mi dem ba nekk crédit Saint-Louisien RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla ñu leeral Mohamed ginnaaw bu ñu la gërëmee ni kon tontu structure bi ci boppam nga doon indi du ñaari wàll yu taxaw janoo waaye ñoom waa GIE jàppale ndaw ñi ak loolee ñu gis ne mbaax ñeel boobu GIE. ñu delsi ba diwaanu Njàmbur ak wu tiis wu dal ci presse bu Sénégal rawatina groupe Futurs Médias ak nelawuk suñu naatangoo Ibrahima Khalil Sène nekkoon fii ci rajo bi ndawal rajo bi ca Louga naka noonu it ci ginnaaw si doon fa liggéeyal IGFM ci anam yu professionnel naam yu ànd ak yéwén moo war lit ca Njàmbur seede yëpp di benn ci mbaaxu nit ki dëddu ñu dem fa teewlu yenn ci seede ci micro Abraham Paul Pouy. Khalil nit ku baax la woon Khalil ñëw na Louga yàgg na fi mu nekk ci presse mu nekk correspondant fi bu ñu jógee dem Dakar mais vraiment nit ku baax la nit ku sérieux la nit ku bëgg nit la bëgg métier am la aussi ñaan yàlla xaare ko àjjana yéen ñi ay confrères am aussi ñu indi leen fi ñu yéen di liggéey ñu ngi leen di masaw di leen ko jàll. mais lu ñuy mën a impression bi ñu am si moom mooy nit ku baax la nit ku ubbiku la nit ku laabiir la nit ku gëm métier
bon nit ku nga xamante ne si aussi ku fonkoon njabootam la parce que fu ñu ko doon gis Khalil ci ay publication mi ngi dellu si njaboot gi mi ngi dellu ci xale yi donc am impression yooyu daal lañ am di ak vraiment bett nañu trop nit ku ñu jagale woon daal vraiment moo yooyu daal lañu am ñu ngi profité di ko jaale groupe Futurs Médias di ko jaale également ay mbokkam yëpp di ñaan yàlla également suuf woyof ci kaw si kaw. Ibrahima Khalil Sène nekkoon na koo xamante ni journaliste bu mag la woon ku ñu respecté woon la ku bëggoon liggéeyam la woon ku defoon liggéey journalisme sacerdoce maanaam mu nekk métier boo xam ne da ko doon doxee di ko waxee di ko defee chaque jour que jëfee ñun nga xamante ni ñun ñoo bokk ci membre comité d'organisation ziar Thierno Mountaga Daha chaque fois il a été à nos côtés bu ñuy def ziar bi day ñëw jàppale ñu mais également mu fonk suñu sëriñ suñu wasila Cheikh Omar Mohamedoul Bachir ak famille omarienne yëpp donc au nom du khalife général de la famille omarienne ak au nom de notre guide Thierno Cheikh Omar Mohamedoul Bachir ñu ngi présenter suñu sincère condoléance à sa famille à la famille de la presse au PDG du groupe Futurs Médias Youssou Ndour ak waa RFM bi nga xamante ni fa la bokkoon ak site internet bi di ñaan fi mu jëm dàqal ko fi mu jóge yàlla xare ko àjjana yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla amin yaa rabbi ñu fàttali ne Ibrahima Khalil Sène dinañ ko jébbal boromam tey jii ci suba si ca Touba Mbacké njaal mi di amee ca Tiwaawoon ci turu PCA bu groupe Futurs Médias directeur général kilifa yi ak mbooloom personnel bi ñu ngi koy jaale njaboot gi di ko ñaanal suñu borom xare ko aljanna RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom-ñaar. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fayal Jason. bismillah. nu door ak ñaareel bi journée ci wàllu tour préliminaire Ligue des champions africaine tey Teungueth FC dafa daje ak waa Raja bu Casablanca. loola nag ñu ngi koy tëgg ca stade bu Thiès ca Lat Dior goge ñoom sax waa Thiès yi jotos nañoo démb dalal ñii di waa Teungueth FC ak waa Raja de Casablanca ñu tàggatu foofu président nag bu équipe bu Teungueth bii di Babacar Ndiaye nee na fu mu toll nii lépp jaar na yoon te itam seen groupe ga daanaka ñu ëppoon ci ñaa woppoon am nañu tan ba xel dal ci ñoom Babacar Ndiaye moom la ñuy déglu ci micro Youssouf Bodian. effectivement am na ay quelques gaañu waaye xam nga foo gisee effectif bu toog 8 mois jéewul na Faly Ndaw am na déchirure Roger Gomis qui revient de blessure Dame Seck qui revient de fracture Babacar Sarr suspendu Alassane Diouf Balotelli pas qualifié Cheikh Mbacké pas encore qualifié défenseur central Baba Zidane aussi ay quelques soucis donc on a à peu près 7 à 8 joueurs mais bon loolu le recrutement a été fait dans ce sens donc les postes sont doublés et ceux qui sont là qui ont une licence doivent pouvoir compenser ces absences ou même postuler à ces places là donc xaar bi moom Raja de Casa je crois que kenn du wax ay jaar-jaaram waaye tamit équipe bu ñu sanc bu am juróom-ñeenti at bu egsi itam jóge presque 4e division mooy que liggéey bi donc ci benn match football moom lépp xaj na ci 11 contre 11 la xale yi daal nañu góorgóorlu ba nga xam ne bu match bi jeexee rëcc du am li ñu waroon def yëpp defal nañ leen ko ak blessure yeeg manque de rythme championnat bi bokkul daanaka doole bi Teungueth amoon àggagu fa daaw ñu ñaan yàlla ci championnat bi dina fekk ñu démarrer mais comme équipe sénégalaise yi di reprendre yëpp blessure yi dina bëri ndaxte ku toog 9 mois balaa machine bi tàkkat day métti. dafay métti na tam ci supporters yi dëkk Teungueth te amoon yéene gis seen équipe bi football ci Teungueth waaye ñëw ko ba ci Thiès ba noppi tegal leen ci ni duñu ko teewee ndax corona ji waa Teungueth ci yëkk nañ seen kàddu ci loolu. xol bu naqari si ñàkk mën a seetaan suñu match équipe yi nga xamante ne moom lay football coupe d'Afrique ndaxte match bu mel ni bu mu nar a football suba mu nga nar a football en ci digg semaine bi xam nga mënoo wàcc ci liggéey dem Thiès pour mën a seetaan match bi alors que bu ñu ko defoon Teungueth ñun ñëpp dinañ mën seetaan ànd supporter suñu équipe ba mu dem lu mu gën a sori coupe d'Afrique bi xam nga ñun Teungueth gis nañoo am équipe bu toll si niveau bi tey jii bu ñu amee équipe bu toll si niveau bi lii nekkoon suñu warugar moo ñu jàppale ko supporter ko ba mu dem fa nga xamante ne mooy le plus loin possible. voilà nañ ko waxee noonu la duñu mën a assister match Teungueth FC bi mais en tant que Rufisquoise et Rufisquois dinañ toog ci kër yi ba léegi rek suñu xel ak suñu xol yi di nekk ci suñu équipe ñu leen di supporter tout en restant à la maison xam nañ ne Raja bu Casablanca benn équipe bu baax la donc bëggoon nañ toog ci suñu wetu équipe mais comme ak coronavirus bi c'est impossible donc dañuy toog ci kër yi di leen ñaanal tout simplement. waaw xanaa mbetteel rek ak métit bu rëy quoi parce que match bi nga xam ne Teungueth FC ñu koy waaj dalal ñi nga xam ne Raja bu Casablanca waa Teungueth yëpp ñu ngi doon préparé wu di organiser wu pour xool match bi di amee fii si Teungueth parce que équipe yu mag yëpp seen dëkk la ñuy accueillir donc ñun mënuñu comprendre que TFC am match bu am important bu toll équipe bu am ginnaaw tamit ñu koy yóbbu Thiès. équipe beneen boo xam ni itam dina football ëllëg ca Thiès googa mooy Jaraaf bu Ndakaaru ñoom sax tey dinañu tàggatu seen tàggatu gu mujj ca Dakar Sacré-Cœur ñoom itam équipe bu San Pedro di ay doomi Côte d'Ivoire la noo kon dajeel si ñaareel bi tour jëm ci Coupe des confédérations africaines loolu ëllëg la itam foofa ca stade bu Lat Dior
nu jeexal alaaji ak wàllub football Chelsea daan na démb West Ham 3-0 xale bi di doomu Sénégal bi Edouard Mendy moo nekkoon si camp yi di góolu ba kenn dugalu ko ay bit te itam nee nañu midi Boy Niang mbër la mu ne Pikine Ama Baldé mbër mu ne Pikine Eumeu Sène kazalika noona Modou Lo Balla Gaye numéro 2 ak Lac de Guiers numéro 2 Guédiawaye la fare ñoom daañu daje ca Pikine ak taskatu xabaar yi boori midi lay doon dañuy waxtaanee mooy tijjite saison bi ndax ne ñoom itam toog bi noonu rek du ñu yëngu du tax seenub cin ndawal ne ca te xam nga mbër ak ndawal kóllëre gu yàgg na kon ndaje mi tey midi la foofu ca Croix-Rouge ca Pikine conférence de presse ñu leeral ni Malal Junior Diagne ko wax ci xibaar yi Alaaji Assane Gueye tubarkalla kay mbëri ñoom xàmme nañu la jërëjëf Malal rajo askan wi ñu dalal Hadj Ndate Diop ba chronique culture bi dal leen ak jàmm jamono ji nga xam ni yenn ci ay artistes musiciens ñoo ngi wéy di jaamaarloog ñii di kilifa yi gannaaw décision di maanaam dogal yu yees yi nga xam ni moom la ñu jël ngir dakkal bépp spectacle te ñu tëj li nga xam ni moom moo di salle de spectacle yi Aidyman nit ku ñuul moom ab artiste rappeur la moom mi ngi jug fas yéenee jaamaarloo ak virus bi ak li ñu duppee deuxième vague moom ndaw rappeur bi fekk baax ca Louga génne na ab single bu yees lam ca bëgg moom moo di sensibiliser di maanaam gën a ñaax askan wi ngir ñu moytandiku lii di Covid-19 Abraham Paul Pouy ndaw la ñu toggal ca Louga daje na ak moom. Abdou Diop nekk ci kayitu juddoom turu rappeur am Aidyman nit ku ñuul moom nag ab rappeur lugatois la moom musique am yépp musique bu engagé la mu génnee ab single di sensibiliser ci mbas mi. seetlu nañu mbas mi ñu ngi gën di dellu si waat donc pour ñu éviter deuxième vague bi amaat moo tax ñu génnee son bu bees tuddee ko Covid-19 surtout di bàyyiloo xel gars yi nañuy takk suñuy masque di raxas loxo yi mu seet distance bi tamit nañu ko bàyyi xel bu baax a baax. depuis 2005 mu dugg ci mouvement hip hop bi boobu ba léegi nag teggewul tànkam. am na son bu ñu tuddee Dóor waar boobu daw na suma juumul ci télé yi nekk Sénégal yëpp def naa son bu ma tuddee Tëgëza Bëm def naa son bu ma tuddee Mënoo si dara nag am na beneen bu ma def bu ma tuddee Africa son bu am niveau bu kawe trop def naa bu ma tuddee Waajur di rendre hommage parents yi quoi ñu ngi ci tournage vidéo pour son Waajur bi quoi. waaye jafe-jafe yi nga xam ne moo ngi koy dund moom la jeune talent